Au cours de ces dernières années, le président Macky Sall a initié plusieurs projets de lutte contre la migration clandestine à travers la formation et l'employabilité des jeunes Sénégalais. C'est une thématique prioritaire dans la feuille de route du gouvernement. L'État s'engage dans le démantèlement du trafic des passeurs à travers un renforcement du contrôle aux frontières. Le plan Sénégal émergent consacre de nombreuses mesures à la promotion de l'emploi et à la formation professionnelle des jeunes Sénégalais. Le nombre de centres de formation a considérablement augmenté. De 87 centres disponibles en 2012, nous avons désormais 120 centres en 2020. En 2019, nous comptons 80 600 apprenants dans la formation professionnelle, contre 32 000 en 2012. Le programme de formation École-Entreprise, PF2E, initié par le président de la République, est entièrement financé sur les ressources de l'État pour favoriser la formation en alternance des jeunes. Malgré l'impact de la pandémie de la Covid-19, les ministères de la coopération et de la formation professionnelle ont débuté les travaux préparatoires à la construction de 45 centres départementaux de formation professionnelle. Ceux-ci permettront l'acquisition de compétences très demandées par le marché sénégalais. Le nombre d'emplois annuels créés est passé de 37 000 en 2012 à plus de 65 000 en 2019. Sur le septennat, plus de 430 000 emplois ont vu le jour, hors emploi maritime, emploi de la fonction publique, etc. Une meilleure maîtrise des flux de sortants diplômés des écoles de formation professionnelle va être engagée. Cela passera par une actualisation de la cartographie des demandeurs d'emploi. Récemment, le président de la République a annoncé la création du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Il s'agit d'un organe consultatif stratégique d'impulsion qui sera mis en place dans la deuxième quinzaine de décembre 2020. La totalité de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, soit 20 milliards de francs CFA, est reversée à la formation professionnelle. Tous les budgets des organismes et institutions liés à la jeunesse ont été revus à la hausse. Les Sénégalais ont du talent et notre pays regorge de potentiel. asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi fa leen toll ci àdduna jëmm ji xaadim la tudd Guèye la sant ndar-ndar la fan la yeewoo ci Italie gii di leen nuyu yow mi nga xam ne fu ne ci globe bi sénégalais nga yaa ngi fa yeewoo fekk naa la fa nga nekk dëkk ba di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la ñaan rek nga may ma ba tey mu lay jox conco bi li ko waral dama ko war a répéter déedéet non duma ko def ok li tax xam ngeen ko mooy coronavirus bi ñi ngi koy dem 1 an et nangam ni ci dund ñëw nañ ba tey yàlla def vaccin ba génn na de waaw ñeme leen ko bàyyi leen yi ñu leen di wax dañu bëgg a wàññi moo tax ñu yónnee ay ñàkk pour rey ñu pour wàññi njur mi ne ci Afrique ay fen la ay kàcc la bu leen wax ne bëgguñu tubaab yi kenn bëggu leen fa ndax nañ doon exploiter suñu maam déedéet waaye am na côté boo xam ne war nañ jàng ci ñoom am lu ñuy jële ci ñoom lu ñu leen di fenal aussi ñun ña bokk ca beneen côté ba ñu mën leen défendre ci loolu parce que buñ nekkuloon foo xam ne mën nañ seede loolu duñ taxaw di ko wax
mon frère Émile mën nga tey wax Italie nga nekk yow sama frère bi nekk ca Londres yow sama frère bi nekk ca Paris yow ma nekk ci Espagne yow ma nekk ci États-Unis yow ma nekk ci Australie xam nga lu fay xew ñàkk yi ña nga fa doyul sax présentation la pour ñàkk la ki waroon ñëw di wàññi sa njur moom ma ngay dem lam la waroon ñàkk pour wàññi ko ma ngi koy ñàkk boppam kon xam nga ne ñii di wax ay fenkat lañ wala jànguñu xamuñu dara ñooñu bëgguñu dara seen bopp bu leen nangu nañu leen def loolu Sénégal bala ñu jël ñàkk yooyu muy périmé dem leen ñàkk leen ko pour seen santé personnelle pour que nii Europe commencé développer départ à zéro ñuy ubbi resto yi di ubbi bar yi di ubbi théâtre yi di ubbi cinéma yi di ubbi fabrique yi di ubbi lépp loo xam ne tëjoon nañ ko lan moo ñu ko mën a may tey mooy ñàkk boobu ñu dem ñàkk ko muy protéger suñu bopp waaw bala may wut alal damay wut lu ma sàmm parce que il faut ma dund gaayen pour mën a dem di wuti lu ma dundale sama njaboot ga ci Sénégal donc bu leen nangu golo gu toog fii taxaw di leen wax yenn yi wala ku ne ci Sénégal gi xamul mbir ma nu mu demee départul xamul dara ñëw naan leen bu leen ñekkook dañuy wàññi suñu dañu bëgg a wàññi ay njur yooyu ay waxi kasaw la bu leen déglu loolu surtout suñu mag yi suñu yaay yi suñu baay yi man de sama ndey dama yàlla desal ci àdduna fexe naa ba ñekk nañ ko waaw te ma ngay sant yàlla di ñaan yàlla fanam gudd mu yàgg di ma ñaanal yow mi may xool sa ndey yow sa baay bu desee dina ñàkku ji na ko ne di la ñaanal loolu moom mooy gën ga waaw parce que yenn yi ñàkk gëm yàlla la waaw ndax yàlla kat lu mu la teg lu nekk natt ba am na lu mu la ñëw tegal muy faj naqar woowu bu la ko indilee nag ku bëggul dara ci boppam koo xam ne soxlaatul dara yoratul dara ci àdduna ñëw naan la non ñii koy jox dañu koy yónnee pour ñàkk ñu pour ñu dee pour ñu wàññi suñu ay njur déedéet ka lay jox lu lay ñàkk pour nga dee du ko ñàkk boppam du ko ñàkk njabootam kon nag dem leen ngeen ñàkku ji balaa ñàkk yooyu Macky Sall indil leen muy périmé keroog ba mu taxawee ne bu ngeen ko deful danaa ko jox beneen réew c'est juste bu leen ko bëggul wax leen ko mu jox ko yeneen réew yee soxla nañ ko fii kat doyu fi ay millions et des millions ñi ngi ñàkku activité yëpp ñu ngi ubbeeku Sénégal gay au lieu ngeen ne di victime di jooy dem leen ngeen ñàkku ji am sûreté fu ñu leen woo ngeen mën dem fa dugg du ngeen ragal ku leen wàllu coronavirus wala ku dindi coronavirus ci yéen wala ku leen ko dugal ci yéen la koy dindi mooy nga dem ñàkku ko nga mën a tranquille boo solul masque bi sax xam ne waa jii koy ne dëgër bopp kooku lay gëm loolu xam na li muy wax tegu ko fenn du ci xam-xam du ci science du ci tus lu dul waxi dof espèce u activiste yu tekkiwul dara yi jànguñu jonguñu xamuñu dara te tôt ou tard ñoom daañ ko def bu leen teglu ñii dem leen ngeen dem ñu ñàkk leen ñàkk wala ngeen sàmm seen bopp sàmm seen karange parce que dund gi ci la lépp xaj ci la lépp mën a ubbikuwaat économie Sénégal be comme ni ñu koy déparé ci Europe bi ak Amérique ak Asie ngeen mën ko am bañ a déglu ñoo xam ne tekkiwuñ dara ay tàllalkat loxo ay yalwaankat des maniants professionnels ay Marius Guy Sagna ak ay consort googu ñëw di leen wax ne bu leen ñàkku ji ñooñu yéen ñii il faut ngeen ñàkk pour dundal leen parce que ñoom ci yéen la ñuy tàll ay loxo tekkiwuñ dara ay vaurien lañ ay mendiants éternels ay mendiants professionnels lañ comme ni leen ko Aïssatou Diop Fall waxe bërkil temb kon nag ñu del siwaat ñëw tey ci point gis nañ golo gi laa koy wooyee man duma ko wooyee gaynde parce que gaynde beneen bagage la quoi di ko wooyee gaynde sax yàq deru gaynde la wala xamoo luy gaynde parce que gaynde ci Sénégal dañuy gis ñuy faayet ci équipe nationale baak ci yenn acte yi ñu lañ koy xool xam ne kii gaynde la comme ni ñu koy waxee son excellence kii gaynde la parce que la mu defal sénégalais la mu defal Sénégal koo koy tax nga koy wooyee gaynde Ousmane Sonko man duma ko wooyee gaynde bukki laa koy wooyee bukki bi génn démb parce que gis ngeen jëfur na bu ngeen xoolee ni muy waxee ak arrogance bi ak méchanceté bi muy dégager waa ji dem na ba xam ne il est mort politiquement mais dafa war ne mooy ñoo nga xam ne bu ñu doon dee sax dañ ne il faut ma yóbbaale ñeneen man dong du ma dee sacrifice sama bopp donc moom mësul nekk warul mën a nekk martyr parce que martyr day dem mu dee ci action boo xam ne dañ koy fàttaliku à vie xool leen martyr di fi jaar yëpp deret gis leen ci kenn ku ne bu ma demee dama yóbbaale ñenn 14 doomu aadama faatu nañ ay xale yu ndaw gis ngeen événement 3 mars ba mu ñëw naan da koy mbubboo ba tey defe na ñoom moom lañ génn loon dem ba ci école yi di génnee xale yu am 8 ans 9 ans
boy yu nekk école primaire xamuñu luy politique xamuñu dara luñ leen génnee génn leen école dem leen ci biti ngeen ne Sonko fi nekk mais man bu ma toogee muy dégg waa ji taxaw naan ay vergogne ay jom ku am jom ku ñàkk jom Ousmane Sonko boo amoon jom vraiment toog di jàkkaarloo public gu Sénégal bi ak situation bi nga toll leader politique bu mu mënoon dal ci àdduna lan mooy préoccupation numéro 1 mooy lii ñu ma jiiñ Ousmane Sonko viol crime la mi ngi mel na nga jël gens nga waa yow chaque benn nit nga fetal ko man ñu jiiñ la ko amoo looy waxoo ci loolu dara dudul génn bis bu nekk yaa ngi wut fitna lu ñuy yee fitna yéen dégg ngeen ko démb li mu wax Xaadim lu mu leen wax dafa nekk dem leen ngeen dégg lu mu wax nekk fi di déglu man dégg voix am sax dafa may déranger quoi sinon dama leen doon tegal lu mu wax ngeen dégg ko directement mu ngi naan bañatu ci sax ñu koy wooy yow yeekatu fit nga bërki démb la ko Sëñ Muntaxa mu tedd mais yàlla na fanam gudd tam yàgg fi ki fi toogal Cheikh Ahmadou Bamba ci kaw suuf teg ko ci kanam mu toog koo xam mu ngay gëm-gëm lu na ci yoon woo la bokk ñun ñu xam ne ay fake la comme fake news yi muy véhiculé du matin au soir sëñ bi am lu mu ko wax waaye patience bu amu ko metti na ko ay gaayam génn nañ fi noonu nee na waxul ak moom ñii ne moom la doon waxal mais warul wax ak moom ñii nga xam ne ngem na leen les dizaines de personnes laata dañ ñëw ci dizaine de personnes gis ngeen mu utiliser loolu mooy li Macky Sall def barki def ndeysaan maa yërëm waaj man damay xool Ousmane Sonko man dama la yërëm quoi gaayan dama la yërëm barki Rasulullah dama la yërëm yow mais waaj dafa jàpp Sénégalais yi comme quoi mais mun leen ko wutal ay lunettes yu mel ne yi may takk moom muy gis yow Sénégalais yi toog gis naax bi taxaw nga xool ba sa bët fa mu yem mais wax leen ma liy toppoon Macky Sall ci fan yii waxuma la ca sud ba mais ñëw leen ci nord bi li ko topp mais oto yooyu bu doon jël njaga njaay yi ñuy wax ne leen a fay et toutes ces choses là mais ban route lañ doon am Sénégalais doon nañ toog ñetti fan route dañuy boucher quoi kenn du mën a déplacer wu fenn pour vous dire mais yéen daf leen a jàppe comme ay golo jàppe ñu comme ay golo comme quoi nee na non bu leen gëm de ñooñu fa nekk loolu ngeen gis c'est une dizaine de personnes bu ci kanamee naa ñëw ci dizaine de personnes yi wan leen ñan la après yéen ñii may xool yow mi may xool yow ak y compris golo googu dudd Ousmane Sonko le mythomane là demul wuy ji Adji Sarr mais problème personnel am fexe na ba def ko une question politique ay manipulation moo ci am dañ may complot dugg na fi génn da il faut ñu génn xeex waa ji bu ngeen gégg mu dégg discours bi dégg ngeen ko discours am moom nee naa ko bi yóbboo nga enregistré benn CD yooyu xewoon bu njëkk avant portable yi di ñëw nga xam léegi musique bi da nga koy am fii directement da nga doon am dem nga jënd CD wu Youssou Ndour bu Wally Seck bu Pape Diouf bu kii que ce soit Ousmane Sonko benn waxam mën nga am CD bi nga ñëw nga tegaat ko c'est la même chose bu demee ba jaaxle xamul fu muy dóor bopp bi rek mu ñëwaat xool leen ñaata yoon dem leen ngeen compter ko 1 2 3 ñaata la cité turu Macky Sall te Macky Sall géré woo bi mu toogee fii di wàccu di mbali di woowaat li nga xam ne si mooy 3e guerre mondiale lañ koy waxee mortal combat xam nga ñeme woo wax dem mais da ko camouflé du ma joxe fii ñu dóor ma may joxe bii gendarme yeeg policiers yi sëriñ si Sëñ Muntaxa moom toogoon ci kan dafa weddi li sëñ bi tegoon bëgg ko jiiñ Macky Sall quoi booba Macky Sall ma nga ca Matam be di inauguré li nga xam ne si mooy RTS 5 innové ko renouvelé ko teg ko waa ji xamul lu muy def na ñëw woote point de presse tapetu clavier yi mu àndal bi nekk di ko saagal ci réseau yi ku wax ñu saagal moom tapetu clavier la parce que day ñëw toog mbindam nii ñëw toog woo presse bi yéen a ñàkk fayda yéen ñi muy woo mais bàyyi leen ko jot na TV mbe wala xalaat TV bi mu yor wala Dakar matin yi ba nga xam moo ko jox baadooloo espèce journaliste bu tekkiwul dara boobu Pape xawma lan Pape Alé Niang le vaurien là ak ay Ahmed Aïdara mais yéen mun nañ leen jox point de presse bi ñu bind ko ngeen ñëw lire ko soxla ngeen dem seen ay caméra di ko filmer yéen amu leen droit ngeen wax ko benn ngeen poser ko benn question mais kii bu doon nit la dina ñëw taxaw ne conférence de presse la parce qu'il y a une différence
énorme entre li nga xam ne mooy conférence de presse ak point de presse moom day xool les mag yi def ma ngay dee mu ne na ñëw nag wut nu ma ko wàññee léegi ma ñëw ne leen kenn nekku foon y avait une dizaine de personnes rien de plus donc yéen yow mi seetaan yow mi gisoon naax boobu toroon Macky Sall waa Fuuta yee dafa leen a saaga kañ ngeen fi gisoon Ousmane Sonko di wax ci mbirum Fuuta loolu Casamance la fi doon développé ñi ànd ak moom fi sax ku fi tudd Casamance ñu jaxase la waa Casamance mel na Casamance bokkul Sénégal parce que naan lii am na Casamance mais Sénégal lee moo fa am ñoom ñoo jëkk a divisé démb nag bu mu demee ba waa Fuuta ñii golom yooyu daan ay Fuuta tampi ñoo xam ne si dañoo réer ca public ba kenn gisu leen fa ndaw su tekkiwul waaye yow xoolal du ma wax sax na ma bëgg a wax tekkiwul dara naan Fuuta tampi Fuuta tampaani woon nañ ko gis nga ñooñu feeñ ñu fa ña fa takkoon lu xonq lool ñoo dem tekki ko devant ci vidéo bi jox ko président wàcc président wàccee Fuuta ba mu tegu ci suuf zéro waa ji amul lenn loo xam ne si war na mën a ñëw di ko wax lu naan leen kenn faalewu ko kenn bëggu ko kon Macky Sall bu ñu ko bëggoon kon mais Sénégal nan lay demee wax naa leen sama vidéo bi paas ne leen ñoom ñii matuñu 700 000 personnes Sénégal presque 17 millions de personnes lañu doon leen wax na ngeen def attention sur la majorité silencieuse parce que ñooñu ne ci village yooyu ñooñu nekk ñu ci réseaux sociaux yi di saaga nday nit ñi di tontu di wax yu ñaaw fu nit di waxee ña nga fa dajaloo organiser wu 10 les soi-disant dizaine de personnes là mooy yim yor moom dafa ne moom la ñëpp yor teg leen ci réseau yi kenn ku ne wut sa 50 faux profil ñëw boo duggee dugg saaga génn dugal bee ñëw saaga diw ñëw dugg saaga kooku Sonko du jàllati Sonko demal nga wuy ci Adji Sarr Ousmane Sonko li doon sa préoccupation numéro 1 actuellement xam lan la ay élection lañ jub au lieu nga dem di campagne ñu naan la violeur yéen Maître El Hadji Diouf miy défendre Adji Sarr di avocat boo reyoon nit sax am na droit mu ñëw défendre la mais Adji Sarr mayu leen Maître El Hadji Diouf ñëw naan da koy défendre dem ngeen taal këram ay criminel ngeen vous êtes des criminels ngeen génn dem place de l'Obélisque amu leen lu ngeen di xeex lu dul ne dañuy xeexal rebelles yi agresseurs yi imbéciles yi criminels yi dem di taal ay këru nit taal ay Auchan taal ay Total ngeen teg leen ne dañuy génn mais yéen ak les soi-disant xawma waa yow xawma société civile ces politiciens déguisés là ay dàmbooj ay vauriens yu tekkiwul dara ñi nekk M2D xawma nan lañ tudd mais yéen mais ñee ñu taal seen ay Auchan ak ña fa doon liggéeyee ñan liggéeyoon ca Total ak ña nga xam ne ñoo ko créé te ñoom brand bi kese lañ jël di ko utiliser sénégalais comme vous assumer ay nit yoo xam ne yéen kenn assumer ci benn sagaru nit parce que du Ousmane Sonko du takk ci moom du ci M2D du ci ay ñoom dàmbooj sagaru nit yu tekkiwul dara gisuma ci kenn ku ci assumer nit ñee ko assumer ak ñañu assumer ak ñu part seen liggéey tey lu tax génnu leen yéen bu dee société civile ngeen fi toogal ngeen defal marche ñooñu ngeen créer sitting pour les mais sitting ngeen def pour benn njaalookat boo xam ne moom mi ñëw na taxaw fi ne dem na ci salon boo xam ne si dafa doon dem di bànneexu di neexle wàcc ay jabaram ci këram mais yéen ay naafeq ngeen ak oustaz bu ànd ak yéen ak imam bu ci ànd ak yéen parce que ay fake ngeen ay saytaane yu yàlla wàcce ci kaw suuf ñoo xam ne yéen a waroon jël waa ji ñëw teg ko ne ko diine lii la teg ci sa kaw nii lañ la war a lapider wala ñu tëj la ca kaso parce que njaaloo kat ga doo dara nga bëgg a ñëw yéen ngeen di favoriser nit kooku mu naan day xeexal ñoo xam ne ay rebelle lañ ay délinquant El Hadji Diouf ba ngeen taalee këram ay waa yow ñi ngeen taal seen kër ñoom ñëpp mais seen ay jabar seen ay doom nekkoon ci seen biir kër googu ngeen taal ko ci guddi ñu deewoon fa mais vous êtes des criminels mais yow mi war a yor Sénégal naan da nga bëgg a yor Sénégal yow yaa ne criminel dañu war a génn mais kee ñu taal këram kee ñu taal Auchan kee ñu taal Totalam ña fa doon liggéey ñëpp perte nañ xeexaluma ñooñu damay xeexal délinquants yi ñëw taal ko yow yaay favoriser ñooñu kooku moo ñëw di leen wax ay Macky Sall dafa yor ay gaayam fii ñooy attaqué fii nangam ñun jàmm lañ bëgg mais nag duñ joxe lex bii di bàyyi bee ku leen laal fayu leen mais bu fekk xanaa kuy laal ñuy fayu day fekk yow ñu ñëw fekk la fa nga nekk mais yow mii boo dee camoufler yooyu parce que bañ nga ñu accuser la benn accuse bi
mais Sonko waxu ay golo quoi Sonko bàyyi nit ñi ngay fooyee bàyyi sénégalais yi nga bëgg manipuler mun da jàll du jàll yow ñee bu dee def ma yéen keroog dem ngeen place de l'Obélisque est-ce que problème am na fa déedéet yéen dañ leen a bàyyi autoriser leen moo tax may ñaan état Sénégal bu ñu ñaanee nañ leen autoriser ñoom ñooy toroxal seen bopp fii keroog torox nañ ba ñu ngi toog seen micro di woote gars yi jege seen pour ñu gis ne am na ay nit yu fi nekk fukki golo ya fa nekk les dizaines de personnes là yaa leen dajale waaye naax bee toppoon Macky Sall kenn mënu leen a woon a contrôler mais nga jël sa fukki golo yooyu nga dugal leen fa ñu dem di rompre colonne déranger nag lañ def muus leen la ñuy def ba teg leen ci sonn woo leen nervi wala lu leen neexee police ba gendarmerie dañoo nekk pour la population mais pas di suivre sa ay golo yi ñooñu dañuy jël ay nit en privé comme ni nga yore sa fukki bodyguard yooyu ku bëggoon ñëw dal sa kaw dañuy dal ci kawam lu tax yow nga yabal sa ay golo yu tekkiwul dara ñu dem di naan dañuy saboter manifestation yi pour nga yàqal président bi pour mu bañ a wone lan mooy réalisation kooku da nga koy expliquer nit ñi Ousmane Sonko waaw waxam mooy nañ daje affaire gangs yooyu ay ñu priente nañ daje fii bu ñu bàyyeek ñoom daañ ñëw daañ leen woon yow doo wone dara yow da nga war a dem tribunal nga wuy ji Adji Sarr nga setal sa dar loolu moo war a nekk sa problème Ousmane Sonko loolu moo war a nekk sa problème dañ la jiñ viol crime la man waaw sa faux PV yooyu tey xañ nga waxuma la xale yee 14 yoo xam ne dee nañ grâce à sa ñàkk bañ a wuy ji tey am na gendarme boo xam ne si xale bu ndaw la amoon futuram xañ nga ko radié nañ ko ci gendarmerie ndax pilote boo xam ne piloté na ko PV bi ngeen di bàkkoo naan mooy seen ay preuve mais preuve yi ñu ngi ca tribunal bee demal nga wuy ji bu dee li ngay wax wóor na ci yow waaw waa ji ñàkk na liggéeyam yaa ko xañ tey ji day dem di chômeur la moom tamit comme ni nga tege chômeur ña doon liggéey ca Auchan yi ña doon liggéey ca Total ya lii yëpp pour sa bénéfice personnel nga toogaat fii tey bañ a wuy ji tribunal tax nga naan damay woote na ngeen ñëw génn jëlal sa doom jooju sa taaw ba mu jiite maamam bu dee dafa mën a xeex nga ànd ak moom ngeen dem fight yéen ñii ne seen kër yi seen doom yi gis nga ñee 14 yee dee nañ seen ay mbokk ñàkk nañ ndax waa ju tekkiwul dara sa vaurien la waaw ñëw toog naan day ñëwat point de presse laay def ñëw nañ génn ndi attaqué leen ku ñu laal dañuy fayu li sëriñ bi waxoon ak li sëriñ ci wax yépp tegg na ko fee lii moo taxoon sëriñ si nanguwuñ la recevoir parce que tu es un vaurien ñu toog fi leen manquer de respect ci réseaux sociaux yi yaa leen di cautionné waaye loolu du jàll Ousmane Sonko Sénégal Cheikh Amadou Bamba El Hadj Malick Baye Niass Baye Laye sëñ Niassène sëñ Thiénaba ñooñu ñëpp dañu fa tëdd ñaan fa di yow mi golo bu tekkiwul dara yaay ñëw juddu tey bërki dem ñëw da ngay taal Sénégal ndax sa njaaloo goo njaaloo bëgg mu dëgg da nga wuy ji par force dañ la atte opinion internationale bi ngay wax gis nañ nax bi topp Macky Sall les dizaines de personnes là yow la ñuy topp waneel ñu lu ëpp loolu ok mais da nga wuy ji dana leer te Sénégal du tàkk ngir yow kooku dafa war a clair kooku dafa war a clair suma gars yi voilà donc yii muy génn boo ko gisee da ngay gis waa ji dafa jëfur quoi amul fu muy teg lii rek moom moo doon occasion voté violence déggu leen mu ñëw ne bu ma Macky Sall jógee man lii laa leen defal Fouta def na fa lii je l'accepte danaa ko nangu mais man bu ma ñëwee dinaa def de plus Sénégal yi mën la apprécier loolu déedéet ma ngay défier pour yàq loolu te pourtant voyage bi muy def moom buggaan moom nu mu wax ci ay waxam quoi moom tekkiwul dara moom dunguru la mën a nekk xëy na mën a gérer seen TV Zik FM tout ce que tu veux mais politique moom bu doon mooma demal nga topp ci gannaaw Macky wala nga topp ci gannaaw Sonko mi yow moom deuxième rek wala troisième nga mën a nekk mënul nekk jamais first kooku mënul nekk ok mais gars bi ñëw am problème personnel am réglé wu ko waxul ci loolu xanaa ñëw di wax ci ay cortège bu topp Macky Sall ak ay dizaine de personnes ak nangam dizaine de personnes yi nag moom danaa leen ko won sama gars yi ngeen gis ko quoi après ñu mën a tàggoo quoi balaa vidéo bi di gudd de trop parce que waa ji ku toog di wax ak moom man bu ma koy xool sax muy wax yenn yi dama koy mere di mere aussi sénégalais yi nga xam ñu ngi koy dégg lee tax ma gëm gis nga coordinateur bi nekkoon Dakar quitté na ko ki nekkoon fii ci Suisse takkal na ko li mu yor ñoom bëgg bàyyi gis nga gars yi ñu ngi koy abandonné gis nga ñoom Jomaay Fay kàccikat yi fi ñëwoon naan Sonko xamul bët yi mus fa dem ñëw na génn dem na fa ñoom it ñi ngi waaf gis naa ko bërki dem moom te mu génn ak arrogance am naan ay ndengleer nañ fa dajalee ay xeex ñoom daal xeex rek lañ bëgg pour nit dee fa ñu ñëw am luñ accusé Macky Sall mais respecté leen sénégalais yi gars yi
bu ngeen bëggee dem ci pouvoir bi dem leen ci ak honneur dem leen ci ak politique dem leen ci ak xalaat xel ak intelligence mais pas à travers la violence sëriñ si àtte nañ tere nañ mais munuñ ci dara Sonko munu koo muñ ay gars munuñu ko muñ il faut ñëw gëm la Macky Sall daf leen a faale Macky Sall il est tellement relaxé ñëw di wax ak population wàcc xale yi fu mu dajeeg ñoom ne ato bi gaareel wàcc ñëw wax ak ñoom booy yi am lu ñuy protester mu déglu leen d'accord ak ñoom ba buy dem booy di ko tàcc mais lii mooy metti xolu maamu waaj yi munu koo nangu waaw mais loolu yàlla moo koy def da nga waroon bàyyi ba mu jeex nga dem def sa tour bu dee am nga possibilité bu nga def ko mais dëgg ba tey mu ñëw naa fi ay mbokk yi Fuutam la fi bëgg a génne te ba démb fii la ñu doon tagal ay Casamance di jaxase Sénégal ak Casamance mais yow da nga yàpp maamu sénégalais yi Sonko duñu ay dof Sonko demal tribunal Sonko defal pression ñu atte la Adji Sarr li mu taxaw lu wóor la voilà yow ñuy wax ay 2024 kii dina ne candidat yow moom waroo cee calculer sa bopp nañ xool keneen ca Pastef ñu def ko Maître Tall dégg ngeen ko fi dem Ousmane Sonko kenn du ko mës a gagné ci procès bi yow loo ci xam yow yaay kat ci kat bi taxawoon fi yëkkati kaamil di waat son avocat la ñëw ne Sonko musul taxaw Sweet Beauté xamul fu mu féete Sonko ñëw kat ci loolu Maître Tall yow sa ay wax zéro la lemal sa génn ngaan moom ronga cadre ci toog yow bu doon yaay sauvé Sonko dee na ba pare Sonko il est mort politiquement dafa war a leer buy dee nag na dee moom kese bu mu fi yóbbaale suñu doomu réew mais njaboot gi téye leen seen doom yi gis ngeen 14 wax leen ma tey lan la ci am lu dul dem di corrompre ña nga xam ne seen doom dee na pour ñu accuser ay Macky Sall loolu lay mujje de seen doom bu ci dee ëllëg nii lay mujje Ousmane Sonko bu dee day def combat mortal combat wala day joxe benn laxa ñu koy pes ci beneen na dem joxe laxu maamam ñu pes ko mu tontu feneen mais na leen may seen jàmm seen ay doom tey leen seen kër yéen a ciy ñàkk yéen a leen yar jàngal leen bañ toll fii du benn waa yow ball puy de bu tekkul dara pour ambition personnelle am tax mu ñëw di rey seen ay doomam jee di taaw ma nga ca këram am 20 ans andiwu ko mu jiite ci xeex yooyu na ko andi bu dee di comme seen doom yi dina am lu mu koy xalaate ëllëg bu nañu may jàmm bu leen nangu loolu bu leen may seen ay doom jeunesse bi na ngeen yeewu lii ci jaar le 3 mars be mi ngi naan ay deuxième vague boobu ni ñëw yanu ko moom njabootam mu yóbbu leen ca àll ba Sénégal ba mu fi ñëwee digg ci politique bi ci leen lii am mais lii mus fi am depuis Senghor ba ci Macky Sall mais ci lañ koy doo gis mooy wax naan ñàkk fi na ay saagakat yi Macky Sall mooy saaga yow tu as tes insulteurs ici ay vauriens man dama doon gis policiers ay Abdoulaye Wade ay Abdou Diouf ba Macky Sall bi ay personnalités ñoo ko entouré woon quoi mais ñi ay vauriens ay mendiants yoo xam ne gars yi ñoo leen di sarax di leen dundal pour ñoo ñëw wër Ousmane Sonko quoi ñooy mais ñii fan lañ war a jëme Sénégal sama gars yi mais nag xool fii laa yam di leen jox rek li nga xam ne si refresh lay doon ñaari vidéo laa leen tegal tàggu leen fii Macky Sall avant 2019 réalisation ñëw tegalaat leen li nga xam bu bees bi la ngeen déglu nag wayu Ousmane Souleymane Faye bi bu baax lan lay wax foofu pour muy clair waaw di leen jox rendez-vous nag suba incha allah parce que gis nga ñoom ñi dem nañ ba ci mbokku Macky Sall yi gis nga ñoom yu salte rek la ñuy def yu salte kese la ñuy def dem nañ fi ñu ne benn dëkk bu tudd Jataar man mi defoon naa ci benn vidéo parce que amoon nañ yoon boo xam ne foofu dañ ko bëggoon Macky tabaxal leen ko waa Jataar maa ngi leen nuyu yoon ñëpp waaw frère yi fa nekk dégg naa seen ay message lire naa ko gis naa ko voilà ñi ma ko signalé def naa ci vidéo spéciale Macky Sall xam nga lu mu def dafa dem jël otom dem ba Jataar pour la première fois ñu gis le président benn président yii fi jaar yëpp mu dem ba ci dëkk boobu honoré leen ngeen gis waa ju ñëw di ko tagg di xam nga gars yi bu ñu lay tagg di la joxoñ benn golo Sonko yi ñëw taxaw naan xool waa ji mi ngi attaqué Macky Sall naan ko injustice la dugg na fi génn kat ci yoo xam ne taxaw yow daañu permettre kenn mu ñëw à distance de moins de 30-50 centimètres du président bodyguard yëpp taxaw di ay gendarme mooy ñooñu sol yu bees yi ñii laan di wooye ay nerveux je ne sais pas quoi tax xamuñu ne ay gendarme lañ ñu wax leen ko ñooñu lay permettre nga wax ak président kii mi ngi ñëw di tagg président di ko tagg ndax kontaan bu mu kontaan ñoom ñu dem jël vidéo boobu dindi son ba tekke waa ji comment xoolal waa ji mi ngi joxañ Macky naan ko injustice nga ñu teg Sénégal ñi ngi dee Sénégal ñi ngi sonn mais ñii lii mooy seen politique quoi
seen leader bi bu ñëwee au lieu mu wax lan la fay def à la place de Macky Sall déedéet ñooñu lay yëkkati ñooñu lay jox doole voilà fen yi teg nañ ko dama tagal sinon dama leen doon tagal vidéo booy bi ko démentir booy xam jataar la dekk tagal leen li booy bi wax tukkuleer pël ko moom dëkk boobu président mosu fa taxaw Macky Sall defal leen loolu waaw di ko rappeler jataar accès ak alwaar Macky commencé woon nañ ko na àgg dana àgg sax ndax dem na ba jataar kooku day leer waaw di ci nuyu sama xarit yi nekk foofu ñoom ñëpp vraiment di leen ziare di leen xam ne def naa kontaan ngeen président taalee otom ba ñëw bu ci dëkk boobu ba ci jataar dafa naa alwaar tamit meruñu donc bu ngeen ko waxee diggante suus xam nga ne président dina ko def kon nag bu ma ñëwaataa Sénégal dinaa ñëw ba jataar waa jataar xaar leen ma ñii li ñuy dawal du jàll Ousmane Sonko ci ay manipulation la bëgg dina nit ñi lu mu fi teg daañ ko weddi waaw léegi nag dama leen tegal benn vidéo nga bëgg ngeen xool ko mooy lan la Souleymane di wax ngeen gis réalisation yi ko accompagné buñ paree ci boobu Ousmane Sonko nag moom fu may tëje mooy non nañ xool vidéo bi après mu ñëw tegal leen bi xool leen bi les réalisations dégg leen wayu Ousmane bi Souleymane bi ok après ñu ñëw. Macky bàyyi leen ñu wax président bàyyi leen ñu wax Macky bàyyi leen ñu wax président bàyyi leen ñu wax wax nañu bu leen faale bàyyi leen ñu wax waxati nañu dañu bëgg xam moo tax ñuy wax bul tontu dañuy xam ba am lu ñu wax ils ont parlé ne t'affole pas laisse-les parler ils ont tant besoin de parler laisse-les parler qu'ils parlent en bien qu'ils parlent en mal ils ont tant besoin de parler. Macky saa yu bëggee yéeg ci kaw garab bëgg n'importe qui bu la sànni xeer nga bëgg a wàcc bëgg a fayu da ngay tardé demal bàyyi leen ñu wax président saa yoo sango solu toilette ba génn di dem bëgg n'importe qui bu la sànni baat nga bëgg a dellu si toog ne da ngay tontu ne lee tardel liggéeyal te bàyyi leen ñu suñu sang bu baax ma maam Cheikh Ibrahima Fall daan na wax naan abisim lay jàmm añ dem ba xam bu kere goy man xayaam yàlla day fay ñi wax bàyyi ñi liggéey suñu président bu njëkk ba Senghor yàlla na ko yàlla yërëm daan na wax naan qu'il parle bien ou qu'il parle mal l'essentiel est qu'il parlasse wax leen bu ñu noppee rek musiba wax leen le chien aboie la caravane passe Macky bàyyi leen ñu wax président bàyyi leen ñu wax
Macky bàyyi leen ñu wax président bàyyi leen ñu wax yow sàcculoo yow fenuloo yow reyuloo maara day taali yow loruloo nit kon defal li ngay def te bàyyi leen ñu wax segam yonente bi gën gi mbindeef mooy am baatu ginnaaw kon defal li ngay def te bàyyi leen ñu wax président saa yu bëggee yéeg ci kaw garab te bëgg n'importe qui bu la sànni baat nga bëgg a dellu si toog ne da ngay tontu da ngay tardé demal bàyyi leen ñu wax segam yàlla suñuy borom bi la ñuy wutal baatu ginnaaw Macky saa yu bëggee génn sangu solu toilette ba génn di dem bëgg n'importe qui bu la sànni baat nga bëgg a dellu si toog ne da ngay tontu da ngay tardé demal bàyyi leen ñu wax segam yonente bi gën gi mbindeef la ñuy wutal baatu ginnaaw bàyyi leen ñu wax président bàyyi leen ñu wax Macky bàyyi leen ñu wax président bàyyi leen ñu wax segam yonente bi la ñuy wutal baatu ginnaaw bàyyi leen ñu wax bàyyi leen ñu wax Macky bàyyi leen ñu wax président bàyyi leen ñu wax bàyyi leen ñu wax mu ngi noonu yéen a gisal seen bopp nee naa la tungu ni lu teew ñu netaal te wolof nee na lu ne fàng di ko jeex perdre sa temps la kenn du ko jeex wax day clair de xam moom lu muy wax danañ ñëw tegal la preuve yi waaw ngeen rappelé wu ci formation professionnelle bi ak yooyu yëpp nga xam ne président mu ciy taxaw leen tegal yoo xam ne si mosu leen ko woon a gis te dina am benn affaire boo xam ne dama bëgg du ci cadre bi sax mais yoo xam ne du leen ko mës a gis ci àdduna quoi kooku dafay toucher li nga xam ne si mooy tourisme bii ñëw ci Sénégal ngeen gis suñu plage yi am na plage boo xam ne si nan la ko Macky Sall valoriser dama bëgg ngeen xool plage bi ak hôtel bi nekk ak nga xam ne ndox mi da doon ñëw jóge ci da doon jógee ci géej gi di ñëw ba ci hôtel bi nga xool lu mat 2 milliards président def ko foofu pour rek ak plage bi niñ ko setale niñ ko rafetale voilà li sama frère Émile doon wax démb gis nga job mën nañ ko créer aussi ci lii parce que am na xale yoo xam ne bu ñu leen tegee ci yenn plage yi Sénégal mën nañ ko setal ba mu set wecc def ko nii touristes yi bu ñu ñëwee respecté ñu ñu def structure yooyu comme niñ koy defee fii boo demee fii ay sardañ yooyu da ngay xool ci plage bi ñu defar ko ba mu naay def ay kiosque yoo xam ne boo bëggee ñëw yenn ci géej gi mën nga jënd ay crème glace mën nga jënd ay boisson jënd lu la neex tubaab yi ñëw buñ bëggee naan mën nañoo naan tout ce que tu veux mais ñooñu nga jël xale yoo xam ne dañ koy setal bu mu set wecc jël ñoo xam ne si ñooy sauver ñu war a lap wala affaire yi alestir ko plage bi ma leen di woon ay flèche la ngeen xool ko maa ngi ca boru Mbour ngeen xool hôtel bi xool leen plage bi après ñëw taf may doog a ñëw développé bala may ñëw nag ci une dizaine de personnes quoi voilà dizaine de personnes yi dañ xam fan la féete. Benzema place baa ngi nii de jëla bàyyi woon fi lii de ba ngay dem yow si place yi la ñu fi jóge mais la woon nii de surtout fii nii yaa ngi gis léegi mu ngi noonu loolu pour ñambaas ko ci la parce que lii Macky Sall dem di ko inauguré quoi mais pour wax la ne président liñ leen wonul ngeen gis ko moo ëpp liñ leen wonul moo ëpp liñ leen won Macky Sall dafa liggéey Sénégal Macky Sall bala ngeen di xam valeur am bis Macky won ñu ginnaaw quoi
ngeen gis borom mbett bi mel ne ay bëy ñoo xam ne mooy ay conflit ay gang lañ daje nañ xeex pour wane ne bu ñu bàyyee ak ñoom bu ci sëriñ si génnee na ci gendarme yi génn na ci policiers yi génn ñu daje ak ñoom xeex ñu rayante woon kan moo ëpp force moom jaay doole lay def Ousmane Sonko bu tekkiwul dara bi demal nga wuy ji Adji Sarr demal tribunal nga dëggal sa bopp nga setal sa bopp bu la aji tooñee nañ tëj aji boo tooñee aji nañ la kaaw comme ñëpp gënoo fi benn sénégalais yaak man ak Adji Sarr ak Macky Sall ak ku mën a doon ñoo yem devant la justice doo tous sa golo yi ku fi génn naan nga dangaa tooñ da nga tëddee doomu jàmbur da nga manque de respect doomu jàmbur ba mu porter plainte buñ la condamné nañ leen ndànk na Khalifa Sall demee tëdd na Karim Wade mi ngay bàkkoo te bëggoo leen woon dégg démb ak bërki démb tey ji nga bu leen génne pour sauver sa bopp du jàll ñoom dañoo assumé ay góor yàlla lañ ñu dem ca kaso bi tëdd fa 5 ans doo ko génn defal noonu boo tooñee Adji Sarr tëddee nga ko wala tëddee woo ko la réponse nga ñuy jox njaaloo nga wala njaaloo wàccee nga sa ñaari jabar toppatoo waleen si ou non sa robe bu rouge boobu lan moo tax Adji Sarr xam ko wax ñu ko Ousmane Sonko bu ñu ñëw naan ñu nañ daje feeg nañ dóoranteeg nañ génn nañ xeex demal yaag sa ay doom nga dem nga xeex doomu jàmbur yi seen ndey seen baay yi dañ yaakaar ci ñoom du yaa leen di jox ñuy lekk ñuy naan ñuy dundal seen bopp man mii du ma dem di rey sama bopp ndax ab politicien ndax sama njaboot samay wayjur maa leen di yor maa leen di jàppale su ma demee ci waat baadoolo bu mel ne yow ma ñàkk sama bakkan Sénégal day gën a arrière parce que lii ñu tabax lii Macky Sall tabax yaa ngi wut nuñ ko lakkee nuñ ko yàqee parce que yee nga yàq yépp dañu ñëw di ko tabaxaat ngir sa bànneexu bopp ngir dem ci ay yàqul si dem ci ay salle de massage di fen nit ñi di sos nit ñi di manipuler nit ñi il est temps sénégalais yi dépisté nañ la sa ay point de presse yi tekkul dara boo dul tapet ñëwal nga jàkkaarloo journaliste yépp laa la wax yaa ngi woo au niveau international wool journalistes yi nekk ci monde bi yëpp BBC ak ñoom ñëpp CNN ñoom ñëpp ak ñi nekk Sénégal nga daje ak ñoom nga tag nga jàkkaarloo ak ñoom voilà poser leen question ma répondre doo ko mës a def affaire bokkat ngay def yaa tàppetu clavier yéen a yem yooyu du jàll ok kon nag gis ngeen plage boobu xool nu mu rafetee xool nañ ko defaree xool na ñu accueillir kooku mi ngi hôtel Filao la waaw moom la tudd xool leen barrière yooyu ñuy gis rouge ak blanc yi ah kooku mur la boo xam ne bu njëkk ndox mi doon ñëw ba ak ci hôtel bi makkee fa def loolu ba léegi ndox mi dootul mën a dépasser foofu kii dina ko sant dina ko gërëm kii du mbeb yi di mbali wala muy woote ay xeex ak ay guerre ak ay përier ku ne mu përier la yooyu demal ca palesтрien ngay entraîné nga def ko fa yow tu ne pèses rien boo xoolee avant Adji Sarr waa ji ni mu bësee woon ni mu jàppee woon forme ak léegi mbub mu sol sax démb dafa yumbax xool leen ci vidéo Sénégal bi du ma teg seen ay vidéo mais xool leen waa ji ne ci gannaawam ka toogoon fee waaja ma nga toog di nelaw waaja ngi ne di mbali di woote ay xeex xam naa ne kii dafa soof waa Pastef sax da nga leen a soof ndax sa victimisation bii ngay def xam nga sa sóob yi ngay sóob sa manipulation yi ils en ont marre te bis bu nañu yow gis sa élément bu départ bu la bàyyi parce que compté too tous ci Pastef bu ngeen gëmee Pastef na ngeen jël waaj ngeen takkal koy bagaasam préparé mu dem rëbës moo gën ci moom bëgg a use doomu sénégalais yi bu leen nangu mu use seen doom yi dafa war a leer lii nag la waxoon ne une dizaine de personnes mooy fukki nit Sénégal xool leen bu dee dafa nag ngeen jëlal ko ay veeru ñopp mu takk ko ndax mu mën a gis parce que moom dafa yàpp sénégalais à tel point que moom lu mu bëgg lay wax damay ñëw rek bu ma defee sama point de presse sénégalais dañuy gëm li ma wax sa golo yi nga xam ne ñàkk liggéey nday tax lu ñu liggéey jox la ko yow di la ko jox ngay dem di maasew def di ku la neex nga laal ko ah ñoom ñu ne fi di boxamoog di seen digg yi dee buñ ko mënee seen problème la yaag sa yalwaankat yooyu ay Marius Guy Sagna professionniste des mendiants ah ci yéen ngeen dëkk parti politique boo xam ci yalwaan la dëkk ah di jox waa ji muy noos si dëkk ci këru 300-400 millions yéen ngeen ne ci ay barak fii di dagg ay tabaate yéen a ñàkk fayda yéen a ñàkk fulla kon leen li ko def da ngeen ko rëccu de waaw ay gaayam taxaw nañ fi weddi nañ ko tey waaw ki newoon Suisse xam ngeen la leader la woon waaw Ndakaar gee kaw fa jiite coordinateur yépp abandonné nañ waa ji te pourtant gëmoon nañ projet boobu projet Pastef boo ko laajee kenn duñ la ko sax wax
xamuñu sax lu seen projet taxaw fi di mbalalali di saaga nit ñeeg ñàkk kersa ñàkk jom bu ñu waxee mu naan ay Macky Sall mooy saagaloo nit ñi mais yow tu n'as pas honte xamoo sax luy vergogne quoi ba taxaw naan Macky Sall yow am nga fit Ousmane Sonko naan Macky Sall mooy saagaloo nit ñi ci réseaux sociaux mais non mais gars yi réseaux amatul xool leen dizaine de personnes yow muy xool demal nga compter jëlee leen verre yi ngeen takkal ko moom mu compter bu boobaa dizaine de personnes yooyu dina xam fan lañ féetee lii moo topp Macky Sall voilà. Macky Sall lii la topp Fouta nii lañ ko toppee fu mu dem Sénégal nii lañ koy toppee Macky Sall mooy bañ de président bu ma sañoon loolu Émile wax nag da nga ko def 2024 dama bëgg président nga dem vacances jëlal soxna Marème ngeen dem vacances ngeen toog 2029 nga ñëw jëlaat réew mi parce que gars yi fi teg golo yi ay Bougane ak genre yi ak ñi leen wër mais bala ngeen ñëw Sénégal daañ leen jëppi ba ñoo lay téléphoné ne la ñëwal ngir yàlla 5 ans yi waxuma la 2 mandats de 5 ans de ah kii mandat wu 5 ans du ko matal daañ la woo ne la ñëwal jëlaat réew mi dafa li Emile wax voilà xool leen lii après ma ñëw tàggu leen xool leen lii ngeen wax ma ndax une dizaine de personnes la wala déet ku ci mën a compter ci yéen nag fii laa koy xamee tey wax ma ñaata lañ ñuy doog a ñëw fii alhamdulillahi rabbil alamin samba mayram mola baroga samba kumma jongal jonni ni mamu yalo tengela woro jewe ndero nyalade chadam honde nyalande webani ala rokima nyalawma hebi nde nyalande haltede nde sedbe nde nyalande deyne weliyade cheddo ko an woni jibel ganne mo sogi ganne mo mama laba ganne ceddo ande hulani ceddo awaddima barani ndima uma dey dadi kadi mi wondi ceddama hulani nde nyalade ne weliyade samba mayram molo borogo samba kumba jorngal jonnini ni mamu yaro tengella ajarama ceddo jerama jam samba mayram molo boroga oy makki ajara Bozoy Fouti. Bozoy Foutani. Ang muy meleb. La ilaha illallah.
ah la ilaha edu dafar bo mi dem yan fa ako yor makyo lañ ah ko de la ilaha Daredo koy Biawan bodo, apa weta chan? Chan. Awam weta chan, mesti kau mau naruh tali apa roh? Kau nak imbe urut? Fab dibi? Dizaine de personnes lii mooy rey waa ji moo koy rongé xam na ne tuuram bu salte bi muy def naan day jéem a xëcc waa Fuuta di indi ay mbokk te boobu démb mos la wax ba tudd ay Fuuta dem ci jigéen ju tekkiwul dara ji xaw ma lan njaay la turam sax rappelé tuma ko ah gis nga mbooloo moomu ñoom feeñ ñu fa dañ leen a dër comme tali pat lañ def summi seen bu jox ko Macky Sall kooku mooy ñëw naan ay Macky Tampé ay Sénégal Tampé seen nee na dafa génne slogan mu bees mais yéen dem leen mais kan moo leen di xalaatal slogan yi Ousmane Sonko ah Sénégal Tampé mais yow booy yi ñi ko doon dóor fi ci réseaux sociaux avant mu génn nee na génne slogan bu bees mais demal gaayan nga informé wu quoi voilà
Bougane bu tekkiwul dara ba ñuy wax ay xawma tour tibb tànk quoi dem di jël ay boy 8 ans naan xoola 18 ans da nga war a mën a nekk maire dëkk bi da ngeen dëggal sa bopp dëgg mais yéen a ñàkk jom yéen a ñàkk fayda mais yéen bu dee yéen a opposé Macky Sall bu doon ne mandat bi moo ko Macky mën na fa nekk 100 ans du yéen ñii ko tey dëndi amul te futur président de la République dama leen koy wax Sénégal à part Macky Sall du golo yi ngeen seen du ay Ousmane Sonko ay Bougane ak ces vauriens là doo leen ci gis kenn ñooñu ministre duñ ko doon waaw Sonko na jéem a dem dekk maire xëy na Ziguinchor joxoon ko mu jàng tuuti jaar fi gars yi jaar Macky Sall mi dafa aw fu nekk maire ak ministre ak DG lu ne doo ko nekk président am expérience mat set mais benn golo bu jóge impôt et domaine mooy ñëw bëgg dem directement au palais mais sa waay gént neex na de waaye boo yeewoo xam ne li nga doon def lépp gént la dara du ci teg kon nag gars yi di leen sant leen gërëm di remercier l'état sénégalais suñu réew di sant ki nga xam ne si mooy président de la république ci li nga xam ne si vraiment di ci sant mon frère Émile def nga affaire bu nice parce que waxoon nga ci suñu passeport yi ñuy am je le répète ñu doon ko def 5 ans muy difficile si ñun xam nga juróomi at dafa gaaw ñu dem ba def ko 10 ans yow yàlla def na waxoon nga ci tey jii état ba déglu nañ la ba def nañ ko di ci sant Macky Sall ak gouvernement di ci sant aussi suñ ki nga xam ne si mooy Pape Abdoulaye Seck mi nekk fii di suñu ambassadeur nga xam ne moom lépp lu sénégalais yi taxaw mu ngi ci taxaw vraiment di ko remercier parce que ba mu ñëwee fii xeebul kenn bàyyiwul kenn képp koy jàppale muy association yi muy ku mu mën a doon taxawu na la waaw ki nga xam ne si mooy actuel consul bii ci Milan tamit la même chose moom tamit vraiment ni ku woyof lii lañ soxla ci Macky Sall aussi loolu moo koy jàppale ci diaspora bi voilà di déglu ñii ngi déglu doléance yi nga xam ne si moom la sénégalais yi am ñoom ñu ciy taxaw loo xam ne député les députés de la diaspora ay Mame Diarra Fam ak ay Nango Seck ñoom li ñu fi nekkee mooy dem di topp ay Sonko di yalwaan pour am seen position bu ñu toogee woon fee qui n'ont rien foutu pour les sénégalais ici donc yéen ñi nga xam ne Pape Abdoulaye ak ki nga xam ne si mooy Diouf nekk fii ci consulat général bi seen liggéey ñu ngi koy def vraiment sénégalais yi ñu ngi démontrer que ne kontaan nañ ci yéen bu leen décevoir konti leen ngeen def di leen jàppale noonu di leen taxawu ci lu mel nii. Émile am affaire bu mu jooy demb ma di ko war a rappeler waat aussi mooy pension yi nga xam ne am na sénégalais yoo xam dañoo liggéey fii pendant 25 ans 30 ans ñii ay 22 ans 20 ans mais 20 ans boo ko liggéey rek déjà am nga genn wàllu pension maturé nga ko ci 20 ans parce que 40 ans nga war a def pour mën a maturer li nga xam ne si mooy sa pension totale nga xam boo demoon sa réew sax ñu la koy fay mais ñii dem nañ ba liggéey fi ay 25 ans ñoom ñu xëy amuñu seen liggéey ba mu ñàkk ko ñu dàq leen seen kayit yi amoo contrat de travail yoru too ko ñu ñàkk ci kayit du nekk ay clandestin de régulier ak clandestin ñu delloo dem Sénégal parce que mer nañ amatuñ luñ dundee ñu delluwaat seen réew ñooñu mënatuñoo dugg ci réew mënatuñoo lijjanti seen ay kayit fii donc ministre des affaires étrangères ak état Sénégal ñoom ñoo ci mën a jàpp di ko wax Pape Abdoulaye aussi mon grand frère nañ ci jàpp ak ministre bi ak président ñu jàppale ñooñu parce que mënatuñoo dugg ci réew mi noonu ko Émile waxee te tamit seen xaalis boobu versé woon nañ ko fi tey jii mën na am ñu am les 64 ans au Sénégal mais seen xaalis fan lañ ko yónnee bi ñu ko estimé tout récemment fii au niveau de l'IMS dañ ko jàpp ne 8 milliards d'euros yoo xam ne sénégalais yooyu dañ ko versé woon pour seen pension future ñooñu tey perte nañ ko mënatuñoo dugg Italie amatuñ fi benn contact amul ku leen koy taxawul donc nag suñu état moo mën a négocier loolu ba ñoom ñooñu seen droit yooyu ñu leen koy jox parce que 20 ans yi boo ko maturé am nga droit am moitié wu li nga xam ne mooy pension totale bi ñooñu def nañ les 20 ans 24 ans 25 ans je sais pas 26 ans ok maturé wuñ 40 ans mais nag loolu dañ leen ko war a jox tey jii nag amatuñu droit sax ñëw ci réew mi nan lañ ko mën a lijjantee loolu état suñu état moo ci mën a jàpp donc Émile loolu nga def te nice voilà état bi nañuy jàppale ci côté boobu que ñun bu ñu demee comme ni ñu ko négocier ak Espagne ak yooyu yëpp ñu mën ko négocier ak Italie ak fu mën a doon nga xam ne ñii versé woon nañ seen contribution ci état bi parce que man mii bii liggéey nee naa la bu ñu may fay 4000 euros 4000 euros yi dinaa dem ba 2000 laay jël 2000 yi chaque mois dama koy verser ci état bi kooku sama pension future la mais lu tax ma dem ba au dernier mois ma ñàkk sumay kayit dellu Sénégal ma perte ci loolu lépp moo tax mu nekk 8 milliards d'euros
bi ñu koy estimer daaw jéeg laa la wax tey ji boo ko xoolee war a nekk presque 10 milliards yoo xam ne ñoom ñu ngi ko encaissé ci loo xam ne ay sénégalais ñoo ko versé woon te tey ji ña nga Sénégal mënatuñoo dugg Italie mënuñu ko récupérer état Sénégal ñu ngi leen sollicité ci loolu parce que tamit ñu toog di ñu déglu di wax lu neex président rek ak lu neex état bi lañ leen di wax aussi fu ñu mën a jàppale ci diaspora bi fu ñu amee problème boobu ñoom ñu mu ci taxaw ñun ñu mën a nekk fii aussi leen xeexal bu ñu leen nekkalee ci naaj bi nekkal leen ci kër gi peace and love Khadim Gueye TV la tudd boo ci bindu woon na nga ko def ànd ak yar ak teggin nag fii kenn du fi saaga booy saaga na nga avancé feneen demal nga ñëw nga xool boo bindee sa saaga doo kenn du ko gis maa koy gis ñëwal ca ëllëg sa nga xool ndax da nga gis Khadim Gueye TV du am parce que man dong maa ko mën a gis bloqué sa maam signalé sa maam pàcc et benn peace and love guys in the world bu ngeen ko bëggee bëgg na leen bu ngeen ko bañee bëgg na leen ba ci fan yi incha allah suba nag maa ngi leen di xaar ci li nga xam ne si ay mbokki Macky Sall sosal nañ ko suba dinaa leen tegal incha allahu rabbi vidéo spéciale boo xam ne ñoom ñëpp ñu sës ci Macky daañu wax ngeen xam mbiru kër googu ak soxna soos nga xam ne Sonko mii ak ay gaayam ñu ci bëgg a marché du jàll gaayam ñun duñ bàyyi yooyu muy dem de da ngeen politique bu set bu ngeen bëggee dem ca palais bi mais ay tappaleeg ay xeex ak ay kàcceeg ay fay ay nit ak yi ngeen di jinjin yi te ñii ngeen ne dañoo jóge Dakar ñëw na ngeen ñëw yéen ñi nga xam ne filmé ngeen mën ak monté wan leen ñu kaar yooyu ñëw Dakar yëpp naax bi ma leen woon sànq fan lañ jóge quoi ba ci fan yi incha allah ba suba sax laay wax incha allah bu ko kenn rate nag waaw Yeah.